Bismillah yéen mbokk yi safo yi TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi bokk na ci lu gën a fës ñu tënk nag ci ab kuréel ñoom ay ujaaj lañu waroon doon ci atum 2017 waajoon ba noppee dem ba aéroport mujj ñoo yegg ndax agence ba leen a waroon a yóbbu moo andi yooyu lee gàllankoor boobu ba tey nag ñu topp ci ginnaaw boobule agence di sàkku seeni koppar demoon nañ sax yoon ba daal di gagné boobule procès waaye furaas koppar yi jotaguñu ci ba tey kuréelu àttekat yi tey jilee doon amal seen assemblée générale ci noonee nag jëwriñ gi ñu dénkum wàllu yoon dellusiwaat na ci seen liggéey ak fi mu toll waaye kii jiite boobule kuréel di Souleymane Teliko gis ne am na ay jéego yu jëm kanam waaye di ci des moo ëpp wàllum njàng meek wérgu yaram li muy jël ci koppar dafa bëri loolu rawatina ci waajur yi ndax jotul nguur gi dugal ci loxoom bu baax ngir gën leen mën a jàppale looloy ponk yi mbokk yi bu ngeen taxit loo ñu yaatal ka salaamaaleykum yéen ñi safo ITV xibaar yi nag ni ñu ko junjee lañu koy dooree ci jamono ji ñu yaajoo ijaaj yi nag ña ngay wutali ca Makkatal Mukarram di amal seenub aaj waaye nag am na ñoo xamante ne 2017 ba tey ña nga bëgg a dem ci bërëb bu sell bi munta nekk looloo tax ñu topp ci ginnaaw agence bi leen waroon a yóbbu ngir sàkku ñu delloo leen seeni koppar demoon nañ ci yoon yaakaaroon nag ne daañ ci jot waaye ba tey furaas tey jilee dañoo daal di mer ba futtu amaloon ab gaay ñaxtu doon jene ko way taskatu xibaar yi Babacar Touré ma Fall ña nga fa woon. ci atum 2017 ay ujaay yi doon bëgg a dem Màkka ñu bàyyi woon leen sa aéroport Léopold Sédar Senghor gannaaw ñaari at ñoom ñi génn waat di wane seen bopp. ñun ñi ay sénégalais ak ay sénégalaises lañu yu waroon a dem Màkka en août 2017 ñu dem ci ay agences yu nga xamante ne c'est des agences agréées par l'État. ñu ni am nañu quota bu nga xamante ni am nañu ko quota sénégalais pour yóbbu ñu màkk depuis lors demuñu màkk nous sommes en train de courir derrière nos sous te amuñu ci dara. si lu nu wax ñoom ñi jàpp nañ ne agence yi nga xam ne ñoo leen bëggoon a yóbbu dañ leen a nax. ñi fi toog tey ñi ci gën a bari Awa Baawu moo ñu waroon a yóbbu Awa Baawu moo yore EBS Travel. moom quota ndekete bi mu amoon bu réglementaire il est parti avec ce quota là à la Mecque le 11 août 2017 bàyyi ñu avec sa sœur ba à la dernière minute bi ñu demee ba aéroport ànd ñun ñëpp yore sañu ay badge yore sañu lépp ñu jox ñu lépp saak badge yéere lépp bi ñu ñëwee ba egsi la ñu ñuy soog a xamal ni ñoom ndekete amuñu woon sax quota si bokkuñu woon sax ci quota sénégalais bi. ñoom ñii nee nañu bëggatuñu dem Màkka ak yile agence la ñuy séntu kay. mooy ñu delloo leen xaalis bi nga xam ne versé woon nañu ko. dëkk bi nag dëkk droit la nañu ñu fay sañu xaalis ñun ñoo toog di réclamer nañu ñu fay sañu xaalis waxuñu ñu yóbbu ñu màkk nañu ñu fay sañu xaalis c'est à nous de nous voir kan moo ñu yóbbu màkk mais ñoom bëggatuñu ñu yóbbu ñu màkk. ginnaaw bi ñu kalaamee mbiri ci yoon nag tribunal daanoon na ci atum 2018 agence yi nga xam ne ñoom ñoo jëloon seen xaalis pour ñu fayaat leen ko waaye. recours yi nga xam ne agence yi lay déposé woon nañu ko dafa ajandi woon application jugement bi procès en appel bi fukki fan ak ñaar ci weeru août bi ñu nekk nii yile ujaaj nag di wax ne wóolu nañu yoonu seen réew ñoom ñi lee di xaar ñu delloo leen seeni moomeel. ñu wutali nag ci place de la nation ak doxub ñaxtu bu ndaw yi dëkkee Fuuta doon amal tey ñoom nag la ñuy sàkku mooy route nationale numéro 2 bi ñu daal di koy yeesalaat ndax dem géek dikk gi dafa tagga tembe bu baax ci seen gox ki yoroon seen kàddu mooy Baba Demba Diouf moom àdduna ci micro ma tax ngeer suñu route nationale numéro 2 route nationale numéro 2 bi nga xamante ne président de la république mu ngi ko lancé en mars 2017 ba léegi route boobu saa yi mënut jeex travaux yi avancé wuñu accident yi ñu ngi gën a bëri ñun nag yaakaar naa ni ñun ci Sénégal lañ bokk président war na mën a xam ni ci Sénégal lañ bokk on a tant souffert yëpp xam nañ loolu ñun nag dañ koy ñaan ngir yàlla nañu dimbali yoon bi nii nga xamante ni mu gën a avancé mu jeex parce que yoon bi sonn nañu dañoo waxoon ne 2019 mooy date bi nga xam ne date de délivrance parce que ñu ngi ko bi ñu ko lancé mooy directeur Ageroute dañi 2019 incha allah
yoon yëpp dinañ leen réceptionné. foofee ca place de la nation la ñuy desandi ba tey bokk na ci bërëb yoo xamante ne askan wi taamu nañ ko ci jamono yoo xamante ne dañuy am doxub ñaxtu wala toogaayu ñaxtu moo xam ñu daal di koy tere wala sax ñu daal di koy dogal ñoom ñi nag li ñuy amal foofee ñàkkul ay njeexital ca ña fa dëkkee waaye nit ñi ciy gën a ñàkk mooy jaaykat yee nekkee foofu ndax saa su li ni mel amee dañuy faral di tëj seen i boutique bañ ku leen yàqal seen i marchandises Matar Nguer Sidiña. place de la nation doon bërëb bu nekk ci xolu ndakaaru fii nag daanaka fi la ñu fare ci nguur gi ak kujje gi di amal seen doxu ñaxtu waaye yenn saay ñi fa dëkkee wala ñiy jaayee ca pegg ga ndaje yi sonal leen lool. léeg-léeg ma am impact quoi ba fi zëm yi bëriwul wala ñu dóor seen grenade yooyu mooy affaire yooyu di métti saa ñu ko fi dóor ñun ñëppay cóolle affaire day métti si ñun trop moo tax daanu mars yi bëgguñu ko fi dañoo sonn si lii nag. mars tey mars suba ñu ngi bëgg a deewaay. dafay métti trop ndax yenn saa on est obligé de faire d'enfermer surtout bu fekkee autorisé wuñu ko lacrymogène yi di daw am nañ fi ay asthmatique am nañu ko allergie mënuñu ko supporter métti na de. bu ñoree bu fekkee marché bi ñor na ñu def ko bu fekkee ñor jarul ñu koy def ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ bul xool seen intérêt di yàqal keneen quoi loolu du yoon. ni Sénégal ñu doxee du noonu de. ñi ñu war a kaasa pour ñu libérer leen dafa bari waaye fii ku nekk da nga xool seen intérêt bopp rek ñu ñëw naan ay libéré yii ñu def dama koo gëm man. yenn saa yi maire fi la ñuy féexlu le temps que ñi balaa ñuy jóg di dem di dugg yenn saa yi problème am na benn manifestation bi fi amoon sam benn grande sœur fi lañ ko daanele. ci ñoom itam am na si ñoo xam ni gisuñu benn gàllankoor ci doxu ñaxtu yile ñoom sax nee nañu dañuy ñaax kilifa yi ngir ñu leen di bàyyi ñuy amal seeni ñaxtu. marché bu amee fii ni ñu koy dundee c'est très simple moom mooy que quel que soit tournure marché bi ñun dañ koy gérer parce que ay citoyens lañ donc si dëkk bi lañ dëkk. waa Sénégal bu fekkee dañoo am benn métit ba mu jaral leen ñuy exercer seen droit bi nga xamante ne moom moo gën a force droit yi mooy droit de marche ñun li ñu mën a def moom mooy que ku si mënul jóg dem marché ànd ak ñoom mais da ngay toog fii di nekk ak ñoom de tout cœur waaw des fois nag moom ay débordement effectivement am ay lacrymogène mais nag kii veut faire des omelettes casse des œufs. marché de yàqul day defar parce que marché boo terewul xoolal ni mu mel nit ñaa ngi jaay seen jaay ku nekk yaa ngi doxi sa soxla mais buñ ko terewoon mën na indi musiba. mais comme terewuñu ko voilà le problème voilà la démocratie mais tant que yaa ngi koy tere rek di nga sonal alkaati yi da ngay sonal homme de tenue sonal nit ñi te yow fa nga nekk aussi doo nekk ci jàmm mais lii rafet na parce que bu ko préfet bañoon mën na indi coow lu nekk. place de la nation jàpp mbedd mi jëm ci grande mosquée bu ndakaaru doon xàll wi nga xam ni ñiy ñaxtu moom la ñuy jël ñi fi dëkke nag ñoo ngi sàkku ñu bàyyi leen xel bu baax a baax. ñu wutali ca Mbour Géej foofee nag kuréel gi ëmb magistrat yi nekkee ci Sénégal ñoo doon amal seen assemblée générale ci teewaayu jëwrin gu ñu dénk wàllum yoon moom moomee nag dellu si waat na ci seen liggéey ak jéego yi nga xamante ne def nañ ko waaye ci si njiit li du Souleymane Teliko moom li mu gis nag mooy wàllum yoon mi ngi dox ci réewum Sénégal waaye am nay ponk yu bëri yoo xamante ne foofu rek ñu daal di koy xoolaat dem ca Mbour ànd ceeg Souleymane Diallo Omar Kane. ay bërëbu liggéeyukaay yu méngoowul ak statut yu magistrat yi ak cour suprême bu amul siège bu méngoo ak darajaam yooyu ñoo yitteel président bu union des magistrats du Sénégal ginnaaw bi mu rafetloo jéego yi am ci justice bi. benn bi mooy lépp loo xam ne dafay ñoŋal justice day tax justice ñu gën koo mën a wóolu dañ see war a taxaw beneen bi lépp loo xam ne day tax magistrat yi gën a mën a liggéey loolu tam dañ see war a taxaw. boo gisee ñuy wax ci locaux yi nag mooy boo ñëwee nit bu ñëwee ci tribunal war na fekk magistrat ñu nekk ci benn bërëb boo xam ni dana tax ñu respecté leen mais su fekkee da nga ñëw ci benn bërëb boo xam ni gis local boo xam ne dafa tuuti nit ñi xëjuñu fa maa dafa tilim maa niroowul sax ak benn vrai tribunal loolu day tax nit ñi aussi gëdd bu ñu war a jox justice duñ ko jox moo tax ñuy insister pour que tribunaux yi ñu dugal leen ci ay locaux yoo xam ni ku fa ñëw dina respecter justice dina respecter magistrat yi te loolu boo demee tribunal de grande instance de Pikine tey situation bi fa nekk neexul parce que locaux yi doyul magistrat ñenn ñi amuñu bureau ñenn ñi dañoo bokk bureau loolu yëpp bokkul ci li nga xam ne day doxal justice. jëwriñ bi yoru wàllum yoon moo jiite woon ndaje bi mu ñëwaat ci liggéey bi mu tàmbali ngir informatiser liggéeyu yoon
wax itam ci décret yi ñu waaj a wote ngir gën a leeral tànnu magistrat yi. L'informatisation du casier judiciaire. li jëm ci mbiru informatisation bu casier judiciaire yi ak lépp lu xam ne daa jëm ci mbiru ay bureau exécution mbiru peine yi moo ngi ci yoonu pilote fële ca TGI bu Saint-Louis loolu li fay amal tamit nekk na ci loo xam ne day jàppale ci logique u accessibilité ak tamit gën a yokk kóolute acte yoo xam ne dañ koy joxe ñi nekk ci service public bi wala sax ci yoon loolu tamit dafay ànd ak plateforme bu gestion électronique bu jëm lépp loo xam ne daa jëm ci yenn dossier personnel yoo xam ne dañ ko war a finaliser daal te lenn rek lañ ci xaar mooy ñu gën a am maîtrise ci effectif bi ak tamit nu ñuy sàmmee carrière u magistrat yi. portant sur statut des magistrats et sur le conseil supérieur de la magistrature. yeneen yi nag maanaam ay affaire décret d'application statut magistrat yi ak lu jëm ci mbiru conseil supérieur de la magistrature loolu yëpp dugal nañ ko ci circuit adoption bi fële ca conseil des ministres li jëm sax ci décret bi xam ne day wax mbirum tabb conseil supérieur de la magistrature dugal nañ ko te adopté nañ ko ci conseil des ministres bu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet bii rek ñu génn lenn rek moo des mooy mbiru décret évaluation activité professionnelle bu magistrat yi loolu moom ñoo ngi ci nekkaat ba léegi di xool nan lañ koy defaraatee ngir il faut que ñu am ci concertation bu mag a mag balaa ñu ko valider. avant sa validation. mu nekk ndaje boo xam ni dinañ si fal ab bureau bu bees. Omar Kane ñu wutali ci université Cheikh Anta Diop ci thèse soutenance su thèse kii di Ousmane Cissé moom nag moo nekkoon directeur des mines gannaaw ay jàngat ak xam-xam goo xamante ne moom moomee mi ngi ko doon amal ci ay at yu bëri tey jii la nag daal dina def xayma li ñu dippee des mines bu Sénégal xayma googee nag mu ngi ko jëmale ci àq ak yelleefu miinu Sénégal jaarale ko ci jamonoy colonisation ba suñuy jamono li mu gis nag mooy xayma gi mun naa dal xel waaye nguurub Sénégal ni mu waroon jëfandikoo yooyu les ressources minières dafa des bu baax dañu fay ànd ak Cheikh Hassana Fall. lu toll ci ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaari page moom moo doy ngir mu mën a nettali taarixu droit minier bu Sénégal la ko tàmbalee ca colonisation ba fi ñu toll nii ab taarix boo xam ne day wane bu baax ne histoire droit minier bi moom am na fu mu jaar te doylu na. am na ay coppite yoo xam ne des nañ ko yu jëmale ci wàllu nuy saytoo environnement bi ci wàllu àq doomu aadama yi ci wàllu liggéey ci wàllu ci wàllu droit de l'homme ak ci fànn yu bëri sooy xool tamit am na changement Sénégal parce que bu njëkk ba contrat yi ñu daan signé ca jamonoy tubaab yi ba ñu jot suñu indépendance contrat yooyu kenn xamu ko woon même député yi nekkoon assemblée nationale sax xamu noonu la xew léegi boo xoolee jamono juñ toll nii contrat yi ñu signé donc koy génne di koy wane di koy def ci internet ñëpp di ci jot loolu yaakaar naa ne jéego bu mat la bu yaatu. secteur minier bu sunu réew nekk secteur boo xam ne day génnee koppar gu bëri waaye ba léegi nguur gi moom amuñu ci profité wu. boo xoolee ñett yëpp muy cahier de charge muy convention d'établissement muy convention minière boobu ba léegi état bi gisul boppam ci wàllu mines yi ci wàllu dañ ciy jëlee ci wàllu koom-koom mais bu dee ci wàllu koom-koom des na pour que sunu contrat yi nga xam ne état bi moo koy signé di koy signé ak ay investisseurs des na pour nu mën cee tirer li nga xam ne moom mooy bénéfice bi ñu ci doon yaakaar. fukki waxtu ci suba ba jàpp ñaari waxtu ci ngoon kii di conseil spécial bu ministre bu yore lépp lu jëm ci mbiru mine jàkkaarloo na ak jury bi wax ak ñoom ci thèsam bii jëm ci droit minier ab thèse boo xam ne mën naa jëriñ jàngalekat yi waaye tamit institution yi la. thèse bi nee nekk na bunt boo xam ne buñ ci jaaree yaakaar na ni dina mën a tax réew yi gën a jokkalikoo li nga xam ne am nañ ko mbébét ci wàllu mine mu nekk loo xam ne lu mën a amal njëriñ réew yi ak askan bi nga xam ne moo ci nekk. ab liggéey bu yàgg ak tamit ab documentation bu doy moo jàppale ki fi nekkoon directeur bu mine Ousmane Cissé moom mi xam ne sax ab géologue de formation la mu doon tey jile docteur en droit minier am si ab mention très honorable. Hassana Fall déggoo am na ci diggante liggéeykat yi ak ñi leen ni liggéeyloo rawatina ñi yëngatu ci wàllum pétrole beek gaz bi ñu mun a jàpp ne waa Petrosen SAR CNTS FC jëriñ ñu gëju yor lépp wàllum pétrole beek gaz bi ak yenn ci groupement yu yëngatu ci wàllum pétrole def nañ benn xaatim boobee nag li ko tax a jóg mooy jàppale liggéeykat yi rawatina li ci ëpp li gàlloo ci seen pondoor do Cheikh Sall. ginnaaw ñaari ati diisoo ak négociation déggoo am na ci diggante liggéeykat yi ak seeni njaatige ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum pétrole ak gaz ab convention collective nationale muy ab déggoo boo xam ne ñi yëngu ci wàllum pétrole ak gaz yépp ñoo ko bokk xaatim. suñu lëkkaloo mu ngi déparé ci accord comme ni ma la wax ay pactes sociaux bu ñu defoon 2008 tënk ci yenn soxla travailleurs yi ñu waxtaanee ko bu juboo ci ñu joxe ko ñu dem ci demaat 2000 ñu demaat 2016 ñu def beneen
ñu ne léegi nag nañ jàll ci lu ko gën a kaw kayit boo xam ne daf fiy toog di régir naka la liggéeykat yi nekkee ci seen biir yan conditions de travail les conditions d'hygiène les conditions voilà loolu lañ dajale ci benn document daal di ko tënk moom lañ signé tey donc képp ku fi ñëw ku bees di nga xam ne lii mooy daanaka téere bi nga xam moom mooy tënk pétrole léegi ñu nekk ci biir donc dinañ ko vulgariser dinañ ko seetu ñëpp xam gën ko xam à travers la presse xam lan moo nekk ci biir. bi la xaatimoo déggoon nag nekk na loo xam ne day ñëw ngir gën a dëgëral taxawaay ñi nga xam ne ay collaborateurs lañ ci wàllum pétrole ak gaz maanaam koppar yi ñu ciy jëlee gën a ñoŋ waaye tamit gën a ñoŋal nekkinub liggéeykat yi ba seen taxawaay ñoom tamit gën a rafet. ci biir nag yokk nañ ci par exemple ci payor am na tuuti payor parce que suñu retraite bi ñu nekkoon dañ koy yokk tuuti ci dernière tranche bi am na luñ ci dolli am na yeneen négociation nekk ci biir yoo xam pareegul comme ni ko waa ji waxee sànq le coordonnateur ci kanam tuuti bu ñu léegi leen lijjanti problème patron yi dinañ yegg ci yeneen jéego encore yoo xam ne ñun ñu ngi ko doon négocier travailleurs yi. Sénégal bu amee dal Sénégal am déggoo bërëbu xëyukaay yi ñu naat liggéeykat yi ñoom seen bopp ñu gis seen bopp si li ñuy liggéey loolu jàmm lay indil au-delà de l'entreprise et des travailleurs jàmm lay indil réew mi yëpp. si noonu bii lee xaati moo déggoo soxal na juróom-ñaari secteur ay syndicats yi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum raffinage wàllum distribution maanaam séddale gi ñi nga xam ne ñoo koy denc stockage ñi nga xam ne ñoo ko war a yóbbu di transport ak maritime mbas sax aviation si li nga xam ne moo di hydrocarbure maanaam pétrole ak gaz. ni ñu ko waxee ci ndoxteelu xibaar yi wér-gu-yaram waaye yitte njàng mekk njàngale mi gone yi yitteel loolu waajur yi ëpp na nag li muy yóbbu ci seen gafaga léeg-léeg day dem sax bay faral di lompoñ moo tax ñu ne xalaat ne ndax nguur gi waruta yokk jéego yi muy def jëm ci wàllu woowee rawatina ci wér-gu-yaramu gone yi Amago xameex ña Babacar Ndiaye. pàcc ak njàngum gune yi doon na ñaari mbir yuy faral di yóbbul koppar yu am solo waajur yi lee mu doon lu war wala bokk lu mënta ñàkk. chef de ménage c'est-à-dire ku yore kër yore ay doom donc am nga ñaari charge yu rëy yoo xam ne mi ngi sa loxo moom mooy charge yu wér-gu-yaram bi tout au long xale bi ba muy màgg ba dem école bay màgg ba commencer di liggéey ci ngay libéré wu ak tamit charge boo xam ne yu jëm ci affaire formation donc yooyu nag kooku responsabilité père de famille la. loole nag bu ñu sukkandikoo ci économiste yi lee waajur yuy yëngu ci secteur informel bi lee te ñàkk kaaraange ci seen wàllum liggéey ñoo koy gën a yëg. léegi nag bu fekkente ne yow da nga nekk fonctionnaire comme ñun état bi dana la protéger ba 80% xëy na kon la nga cay def du bareeti bu fekkente ne da nga nekk ci entreprise privée boo xam ne am nañ IPM ak yooyu ñuy wax ñoom xëy na léeg-léeg sax am na ñu dem ba 90% loolu moom chance la mais ñi nga xam ne amuñ ci chance te war a faj seen bopp ñooñu ñoo sonn ndax benn ordonnance ak dem hôpital lam leen di dikk leneen di jaral ñu tëdd seen kër ndax amuñu ko kon dépendance de santé boobu nga xam ne nit ki daf ko war soo gante ne amoo këyit carte d'identité boo xam ne ni yow mooy sa santé ndax foo ko tàllal ñu jël la da nga war a yor ci sa poos as lëf loolu la ñuy wax fonds de roulement loo xam ne ni guddi su la doom yeenal sama biir day daw nga mën ko këf mën a génn ak moom mën a am paasu taxi mën a am ticket hôpital mën ko yóbbu hôpital loolu kon réserve de sécurité boo xam ne nii nit ku nekk war nga koy fanaanoo ngir waajur yi le mën a gën a wàccoog seeni wareef ñeel pàcc ak njàng bu seen doom ñenn ñi jàpp ni nguur gi bu ci gënoon dugal loxoom dina tane. gouvernement bi am na aussi engagement bi mu war a def boo xam ne dafa war a faciliter surtout donc formation yi écoles yi gën a bëri un peu partout mais mu gën a faciliter aussi accès à la santé pour xale yi. pàcc ak njàngum gune yi doon ñaari wareef yu képp kuy waajur war di bàyyi xel bu dee ñenn ñi dañuy denc ay koppar ngir mën ko waajal ñeneen ñi ñoom dañuy jànkonteel ak i jafe-jafe ngir mën a wàccoog lu leen war bay dem sax bay lepp ay koppar. Amago Robert Niang ca Ndar nag benn usine bu yees lañu fa daal di taxawal usine boobee nag li ko tax a jóg mooy coppar ñi waaye it defarab ceeb bi bañ muñ ko jëriñoo ñu ngi ko dippee ceebu padi loolee nag ci njàppandalu waa FONSIS waaye it ci waa DER ci xayma nag juróomi téeméer ci ay millions la ñu dugal ci boobule usine ci njeexital gi dana jàppale ci ay ndaw wala sax ñu liggéeyee ca boobule gox ba ñu ko samp nag ñu ngi ko dippee Tilène dañuy fay fekk suñu ndaw yu ñu fa teewal moom xaalis ñaaka Amadou Seck ca Ndar Géej. ci leen nekk ci commune bu Ross Béthio am na usine ceeb bu yees lu tollook ñetti téeméer ak juróom fukki million ngir nag ñu taxawal usine bi ay partenaires yu mel nag FONSIS jàpp nañ ci bu baax a baax. ñaari at a ngi nii ñuy liggéey ak moom chaque semaine dafa ñëw gis suñu ci liggéey bi mu bëggoon def ñu toog waxtaan ak moom ak suñu partenaire SAED mooy sous-fond SAED bi. ñu waxtaan ak moom di liggéey ak moom chaque semaine accompagner ko ba dossier bi
ñu def si suñu xaalis aussi def nañ ci 200 millions ba dossier bi mën a jàll ci banques yi léegi bu boobaa ñu dem gis DER aussi mu ñu accompagner projet bi pour ak benn financement bu rentable te ñun ak Débit Food ñu ngi liggéey tous les jours. usine ceeb bu Tilène at bu jot dana war a mën a génne lu tollook 20 junne tonnes ci wàllu ceeb bu nga xamante ni mën nañ ko méngale ak ceeb bi ñuy wuti ci bitim réew. usine ceeb bu Tilène bi ci lu tolloog juróom-ñaar fukk ak ñetti ndaw daañu fa xëy di fa liggéey mu bokk ci nag loo xamante ni dana xeex bu baax a baax semence bi ci diwaan bi. bi ci réew dañu koy dooree ca Soudan ak déggoo bi am ci diggante kujje gi ak takkadeer yi nga xamante ne ñoo yore woon pouvoir bi loolee nag war a mën a jur jàmm ci boobule dëkk ci bu ñu jàppee ne boobu ba tey ñi ngi xëccoo boobule xaatim nag dina jaare ci li ñuy dippee ab déclaration constitutionnelle boo xamante ne day ubbib yoon bu ñuy jëlee lenge yi ci ñi nga xamante ne ñooy takkadeer yi daal di koy jox civil yi ki ko xamle nag mooy médiateur bu Union africaine Mohamed El Hassen Alabat moom moo ko daal di biral ca Syrie la ñuy wutali ak fanweer ak benn ci ay combattant yoo xamante ni nag ñoom ci nguur gi la ñu nekk ñoo daal di ñàkk seen bakken gannaaw ab ndell bu mu tàkkee foofee loolu nag mi ngi am ci aéroport militaire bu nekkee ca centre bu Syrie bilan bi nag observatoire syrien des droits de l'homme moom moo ko xamle woon bilan bi di yokku saa su ne lan moo andi boobule ndell nag ba mu tàkk ba tey amaguñ ci ay firnde. ñu wax ci ponk bu mujj bi ci biir xibaar yi jëm ci waajtaayu tabaski gi ku ne tabaski nag sa xel day daal di dem ci yére bu bees boo ne yére it foofu rek nga wutali ca tailleur ya koy ñaw jamono ji nag amatuñu benn jot ndax ay client di bàyyeekoo fu ne tàmbali nañoo sax fanaan ci marché yi ñoom ñooñee nag ña ngay artu client yi nga xamante ne daanaka balaa ñoo ñëw rek lépp daal di sotti ne nañ fii ak ay bés yu néew rek ñu daal di tëj ci seeni commande duñu jële ci kenn dañuy dem ànd ak Youssouf Konté Cheikh Gueye ñuy wërali woon yooyu la tailleur. juróom-ñeenti fan dox suñu diggante ak tabaski bi atelier yi fees dell ak ay tissu ci tailleur yi caaxaan faaxe. daanaka fanaanatuñu ci seen kër ya ndax bëgg a delloo ñawu jaambur ya. waaw fanaan yi nag presque dans 15 jours a ngi nii ñu ngi fii di fanaan et puis booy boo xoolee boo leen xoolee ni sax xam ni sonn nañ waaw mais daal loolu lañ mën a def daal pour ñaw yi pare. dernier jour mooy comme lu mel ni ñu ne suba la wala nga xam ne vraiment foofu moom da ngay dawal ba presque 4 heures du matin nga wàcc wala yooyu parce que to même bu fekkee pare nga sax di nga toog xaar sa ay clients parce que am na ñoo xam ne ci veille bi la ñuy jël si seen ñaw. ci atelier bi ñu nekk mu nekk ci ñetteelu étage bu centre commercial bu Jaabu Sandaga góor ñi ak jigéen ñi kenn amatul jot. waaw pression ak bouton yenn saa yi xam nga rek bu ñu ñëwee kii veste yeeg affaire yooyu bouton veste yi ak pression ak emballé après yére yi su paree. ñoom le tailleur yi lu ñuy nakkarlu mooy li clients yi di yéex a andi seen ñaw ya. leen daal laa ci gis muy jafe-jafe mooy nit ñi dañuy xaw a yéex a jóg d'habitude dañuy bàyyi ba dernier moment doog a jóg bëgg a ñawlu te xam nga ñaw dafa nekk loo xam ni du da nga koy commencer rek mu pare donc foog mu jël temps boobu nag mooy tax nit ñi daal bu ñu mënoon di gën a teel a ñëw nit ñi di nga mën a gën a liggéey sa liggéey nu mu gën a baaxee. tailleur bi di ñu xamal yan tissu la clients yi gën di ñawlu. temps yi basin jasner mais dafa xaw a manqué fan yi dafa xaw a manqué fil à fil yi toyobo ak tissu coton yi waaw ba tey léeg-léeg itam bu suñu loxo feexee nañ defar ay prêt-à-porter teg bu client ñëwee bu yàkkamtee ñu jox ko mu dem. tabaski di jamono joo xam ne liggéeykat yu bëri dañuy yëg ni ki seen liggéey mu ngi gën di yokku kii di jaay ci mercerie bi ci la bokk. comme chaque événement ni ñu koy defee rek parce que yaakaar naa ne moom ku indi sa tissu boo bëggee ñu ñëwal la tailleur bi bu daggee ñëw ba pare il faut que mu ñëw jënd si garniture pour war a mun a ñëw bi
waaw comme chaque at ñu ngi koy defee rek ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax. jamono yi nag góor ñi ñoo gën di ñaw li jigéen ñi ci bu ñu sukkandikoo ci tailleur yi. waaw ñun nag presque góor ñi lañ ëpp lu ñuy ñawal nag dinañ ñawal jigéen ñi mais góor ñi ñoo ëpp lu ñuy ñawlu. jamono ji nga xam ne tailleur yi ñu ngi wax ni dañoo am ay lim yu jéggi dayoo ci ay tissus jaaykat yi ñoom ñu ni gisuñu ci ñu bëri. clients yi wax dëgg yàlla bu ma waxee ne ñëwuñu clients yi ñëwuñu bon ñun nag mënuñu expliquer lan moo tax waaye. jërëjëf Youssouf Konté xibaaru marax yi tey jii file daal di yem jaajëfal leen ci teewlu bi yéen mbokki Safo ITV des leen di teewlu suñuy programme 19h45 Xalifa dina ñëw jukkil leen xibaar yi ci wàllub nasaraan jaa ngeen jëf.